salaamaaleykum mbokk yi rafetloo ci seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi 19h30 jot na bokk na ci Sénégal ba ñu dalee wàññi ba léegi limu ñu am jàngoroy coronavirus tey la lim bi gën a takku mu di fukki nit ak ñeent yu bees yu am jàngoro boobule booy xayma kon réew mi ngi toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci cas yi ñu wàññi tey jile bokk na ci ab transmission communautaire maanaam koo xam ne dafa am jàngoro bi te ba léegi xamuñu fan la ko jëlee ci xeex jàngoroy coronavirus boobule ministère bi ñu dénk wér-gu-yaramu askan wi jot na ci ndimbal 1 milliard ak lu weesu ñetti téeméeri million ci sunuy xaalis ay particulier ay mbootaay wala ay société ñoo jébbal ndimbal boobule xaalis bi dinañ ko sotti ci compte bi ministère des finances yor te dooree ko tey jile sax département boobule moom mooy lijjanti bépp ndimbal ci wàllum koom chloroquine ñu tàmbali ko jëfandikoo ngir fàcc ñi am jàngoroy coronavirus boobule ci yenn ci ay pharmacie mu mel ni garab yu ko nekk yiñ ko defaree kon tàmbali na di fa manqué état bu Sénégal jël dogal tey jile ci yenn ci ay xibaar yi ñu jot fas yéene réquisitionné bépp stock Nivaquine ak Plaquenil ci laboratoire privé yi préfet bu Kaolack wax ji leer nañ nee na nag askan wi tere na leen ñuy groupe di dem foofee ca préfecture ba ngir wut ñu ne ay autorisation ci wàllum ngénte wala ay dëcc ak lu ni mel jamono ji ñu teree ay dajaloo kilifa bi ne askan wi jot na ñu yeewu xam ni jàngoro coronavirus bi lu am la mbokk yi loolu lépp tënkale ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek diwaanu Ndar ak mbir mu fa xew ay imam la ñu teg loxo tey jilee ginnaaw jullib ajuma bi mu nga xewee ca boobee ñu naan Pikine tableau waalo ñoom police moo leen fa fekk jël leen ak ginnaaw bañ doon jiite kon juma ci jamono ji nga xam ne dañ koo tere ci réew mi dañoo tere nit ñi di dajaloo état bu Sénégal moo jël dogal bu ni mel ñaari imam yooyu Madiagne ak Ablaye Diop nag ginnaaw si bàyyi nañ leen laata timis di jot sànq ñu dem seen kër ñu kon police di leen artu ne nañu wàccoo ak digle yi am jamono ji ci réew mi ngir xeex jàngoro yi coronavirus boobu bés bu jot ministère bi ñu dénk wér-gu-yaramu askan wi dafay def ab taxaw seetlu wax xayma jàngoro bi fiñ ci toll tey jile wàññi nañu fukki nit ak ñeent yu bees yu amee jàngoro boobule mu di lim bi gën a takku ba ñu tàmbalee wàññi boobu ba léegi jàppale ni Sénégal am na téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti nit yu amee jàngoro bi Covid 19 boobule ñu gis ni it am na benn cas transmission communautaire ku am jàngoro bi te ba léegi mënaguñoo wax fan la ko jëlee leeral yi dañ ci ànd ak ministre biñ ko dénk wér-gu-yaram askan wi Abdoulaye Diouf Sarr. ñaar fukki examen ak ñeent fukk ak ñeent wax nañ ne fukk ak ñeent ñoo ci positif ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent. si fukk ak ñeent yooyu 11 yi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew ñëw ñaar yi cas contact la yu ñu doon suivre ci contact yi benn bi nag transmission communautaire la ñu leen di yëgal ne si ñi ñu doon faj ci Touba am na ñaar ñu ci wër ba tey dana leen génne ñi ñu hospitalisé Touba fii ci Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yëgal ne ñi ngi am tan bu baax tey fii ci Sénégal bu ñu xaymee mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak ñeenti cas la ñu déclaré positif bu mbir mi commencé ba léegi ci téeméer ak fukk ak juróom ñeent yooyu ñu yëgal leen ne fukk ak benn yi wér nañ bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak juróom ñett ñoom ñoo nekk hospitalisation ba léegi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di demander population sénégalaise yépp ñu respecter bu baax conseils yi ñu leen di jox ak digal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex jàngoro bi.
jàngoroy coronavirus ak ni mu nekkee ci réew mi ñu jàpp ni nag jamono ji Dakar moom moo ëpp ci ay cas ni ngeen koy gisee ci cartographie boobule Dakar am lu toll ci juróom-benn fukk ak ñett ci ay cas Diourbel moo ca topp ak ñaar fukk ak juróom-benn région bu Thiès moom moo ca topp ñu ne ak ñaar fukki cas ak benn Ziguinchor ñetti cas ñu mu di kon juróom-benn région ci carte boobee ñu gis ñoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus ci réew mi am na ay région yoo xam ne ba léegi nag coronavirus bi dugg fa. Abdoulaye Diouf Sarr mi doon wax sànq moom nag wax na ni am na ngërëm ci képp sénégalais boo xamante ni dugal nga sa loxo ci xeex jàngoroy coronavirus boobule muy ci ay ndimbal rawatina ci wàllum koom ndax am na ñu bëri ñu ko def booy xayma am na $1 milliard lu raw ñetti téeméer ak fanweeri million bu ñu dugal ci compte boobule ñuy duppee force Covid 19 bu altine jotee sax xaalis bi dinañ ko sotti ci compte boobule te ministère des finances di ko gérer kon waaye dooree ko tey jile sax daanaka bépp ndimbal ci wàllum koom ministère bi ñu dénk na fa réew mi moom moo koy lijjanti Abdoulaye Diouf Sarr lañ ciy dégg. ñu ubbi woon compte bu ñuy wax don Covid 19 si compte boobu gis nañ ay particuliers ñu ñëw indi si seen doole gis nañ ay institutions ak ay entreprises aussi ñu ñëw indi si seen doole bi ñu xaymee li ñu jot si compte boobu yépp mën nañ jàpp ne tollu na ci $1,330,830,785 francs CFA bu ngeen demee ci site ministère de la santé www.santé.gouv.sn di ngeen fa fekk détail yu képp koo xamante ne contribué nga ñu yëgal ne altine danañ def virement wu montant boobu mu dem fekki compte bi ñuy wax force Covid 19 bi xamante ne ministère des finances et du budget moom moo koy gérer ma yëgal ne bés ni ki tey képp ku bëgg a indi sa contribution na nga ko jébbal force Covid 19 bi xamante ne mi ngi ci ministère des finances et du budget. ñu ngi wax fan yi yëpp kon ni chloroquine bokk na ci liy faj wala bokk sax jamono ji moom la ñu war a mën a jëfandikoo ngir faj ñi amee jàngoroy coronavirus boobule ñu doxantu tey ci yenn ci ay pharmacie bañ fa demee ñi yëngatu ci wàllu woowule jàpp ni produit daanaka produit bi mënatuñ koo sax gis ci rayon yi te loolee du guléet ab diira ngi pharmacien yooyu ne taxaw nañu tem bu tey jile bu état bu Sénégal soxlaa li ñu yor ci wàllum stock ñu jox ko ndax état bi sax jël na dogal bépp kon Nivaquine wala Plaquenil te am chloroquine dañ koy jël denc ko ngir jàngoroy coronavirus boobule reportage Alhassane Ba Youssou Baro. jafe na teg bët li di chloroquine ci rayon yu nekk ci pharmacie bi. non amuñu ko ci rayon bi pour l'instant amuñu ko. fii nag pharmacie des Mamelles la beneen pharmacie itam bi ñu dem daanaka loolu la ñu nemmeeku. chloroquine moom amuñu ko. lépp luy ndiro chloroquine sax fi mu toll nii amuñu ko. pharmaciens yi mu mel ni ñoom ànd nañ ak li nguur gi bëgg a def maanaam jël stock bi nga xamante ni moo disponible jëm ci wàllum garab googu ngir jox ko ñi nga xamante ni ñooy fajkat yi. ñoom pharmaciens yi dañoo bëgg a rassembler stock bi ne ci pharmacie yëpp bëgg ko jox état bi lu ñu rafetlu la bu ñu yàlla dimbalee bañ mën a faj feebar boobu rek sant yàlla la. bu kay kontaan nañu ci déclaration gars yi lu ñu doon wax affaire yi chloroquine bi suñ ko mun a am vraiment dinañuy mun a fajee ñi ñuy am pagay parce que gis nañ ne ci feebar bi kenn mësu ko foog ne affaire bi dina mus a nekk ci Sénégal. waaw lool maa ngi koy rafetlu bu dee comme ni ko waxee bu dee nguur gi moo décidé loolu. lenn képp moo xaw a jaaxal kii di pharmacien bi mooy ñi nga xamante ni tey ñu ngi amee lii di rhumatisme. ñoom chloroquine bi lañ daan utiliser pour mu leen di faj waaye fi mu ne nii nag dafa jafe ci pharmacie ñoom buñ bëggee faju fi mu ne nii dinañ jànkonteel ay jafe-jafe yu metti pour am ko. amul beneen produit bu ko mën a remplacer. waaw fi mu ne nii lépp luy nduroo lu am chloroquine fi mu toll nii amuñu ko ci suñ pharmacie yi. ci loolu nag dama leen di ñaan ñoom ñu dem xooli seen. docteur yi leen di faj yi leen di toppatoo ñu wax leen nu ñu war a mën a def. chloroquine ñu jàpp ne lu am solo la ngir faj ñi nga xam ne ñoo am tey li di coronavirus
tax na sax ba pharmacie nationale d'approvisionnement daal di joxe stock bi nga xamante ni moom la dese woon nguur gi fas yéene réquisitionné lépp li nga xamante ni stock la bu disponible jëm ci wàllum Nivaquine ak Plaquenil bi nga xam ne mën nañ ko fekk ci laboratoire privé yi. chloroquine boobu nag daañ ko jox centre de traitement yi di hôpitaux bu Fann, Thiès, Touba ak Diamniadio. ci chloroquine boobu ba léegi Alhassane Ba kii nag turam dugg na ci taarix mu di professeur Didier Raoult moom mooy docteur bi njëkk wax ni nañ jëfandikoo chloroquine boobu léegi ngir traité ñi am jàngoro yi coronavirus moom nag ni muy doxalee ak ay taxawaayam ci wàllum médecine daanaka ñëpp yàgguñu cee ànd naam ñu bëri lii di xarañteem kenn naatable wu ko nataalu professeur Didier Raoult dañ ci ànd ak Fatidien. boroom xam-xam la xelam màcc jëm ci wàllu microbiologie virologie wala sax infectiologie Didier Raoult bokk na ci ñi gën a siiw ci àdduna bi jamono ji ñuy àddoo mu njëkk a wax ni garab gi di chloroquine mën naa faj jàngoroy Covid-19 xalaatam boobee indi woon na Fanta Siro ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllum wér-gu-yaram ñenn ñi ànd ci tàcc ko ak ñaari loxo ñeneen ña ànduñu ci lu ni mel. moom doomu Marseille bi sax mësta ragal fi mu féete ñàkk ragal féete tax na sax mu am ay dànkaafu ay xupp ak itam yeneen i gàllankoor lu ci mën a am moom Didier Raoult suy wax ku ni bàyyi xel la mu def liggéey bu am solo ci wàllu microbiologie résultat yi mu am tax mu jot ay raaya diggante 2010 ba 2015 mën nañaa wax benn boo xam ne sax ma ngi koo amee ci université Stanford nekk ca États-Unis wala itam beneen boo xam ne ci 2010 la muy neexal bu aju ci liggéey bi mu def yépp Didier Raoult nag mën nañoo wax ne fi mu ne nii am na dëgg ndax garab googu di chloroquine dugalees na ko ci pajum coronavirus moom mi juddoo ci Ndakaaru maladie infectieuse tropicale lu mu xam la moom sax man koy wane boppam fële ca faculté des sciences médicales ak paramédicales ba nekk ca Marseille ak IHU Méditerranée infection ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett. jërëjëf Faty Dieng dañuy wutali ji diwaanu Kaolack nangal foofee nag am na fanweer ak ñaari nit yu ñuy njort ni dañoo amee jàngoroy coronavirus ba tax na dañ leen a ber ci seenu biir kër ñu sampaw laaj ñoom naka lañ koy dundee jamono jile ci wàllum li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo ak kan moo leen di may gët gendarmerie ci boppam moom lañ fa yebal ngir mu leen di xool bañ ñu rëcc gouverneur bu région bu Kaolack nee na état bi liggéeyam la mu taxawu leen bañ ñu daal di tas ci réew mi di mën a lawal jàngoroy coronavirus boobule bu fekkente ni dañ ko am ci seen biir yaram reportage Ibrahima Diamé Fally Gueye ca Kaolack. fanweer ak ñaari cas contact yi nga xamante ni repéré nañ leen ci benn commune ci diwaanu Kaolack bi de waa gendarmerie ñoo ngi leen di surveiller bu baax a baax prise en charge bi nag nguur gi moo ci dugal loxoom bu ñu sukkandikoo ci kii di gouverneur bu région di Aline Badara Mbeng doon itam président comité régional de gestion des épidémies. mettre nañ leen en quarantaine maanaam daal ñoo ñëpp ñu ngi leen di surveiller waxuma ne feebar nañ de na leer feebaruñ waxuma ne feebar nañ fii ak demuñ ba période bi ñu leen war période bi ñu leen di saytoo jeex mënuñ wax ne feebar nañ donc médecin yi yëpp kii nañ leen recensé nañ leen am na famille yu ñu leen def ñu ngi leen di surveiller mais nag loolu mooy mise en quarantaine boobu nag su amee état bi leen wax toog leen seen kër bu leen génn bu leen dem fenn état bi moo leen di yore. ci loolu lekkoon la mairie bu Kaolack mobilisé wu ngir andi ndimbalam Mariama Sarr di maire Kaolack ñëwoon kon fii ci gouvernance bi ngir jébbal waa comité régional de gestion moo xam ay produits d'hygiène waaye itam ay ceeb yu bëree bëri. ay nit nag soo leen mettre en quarantaine war nga leen taxaw la ñuy soxla pour mettre mise en quarantaine boobu mën a am effet yi ñu soxla da nga leen di taxawu looloo tax tey ñu indil gouverneur lii ñu ko indil muy ceeb ak diwlin ak ay savon. ay eau de javel ay savon mara ay gel ak ay raxasukaay lave-mains yi yooyu yëpp pour que moom mu mën a jàppale famille yi nga xam ne tey dañ leen mettre en quarantaine. ñu leeral ne nag ba tey jii nii boo weesoo fanweer ak ñaari cas contact yooyu le mën nañ jàpp ne ba néega ni le diwaanu Kaolack amul benn cas de coronavirus testé positif ñeenti cas suspect yi mu fi amoon seen prélèvement dafa négatif.
ñu des ci Kaolack ba léegi ak préfet ba bi araftu ñi dëkkee foofule nga xam ne saa yu ñu xëyee ñu ci bëri dañuy ñëw ca préfecture ba di wut ay autorisation ci wàllum ngénte wala dëj la wala lu ni mel te moo ne dañoo tere nit ñi di dajaloo jamono ji ci réew mi. Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw di préfet bu Kaolack nag ne jot na sénégalais yeewu ci jàngoroy coronavirus boobule xam ne lu am la te jamono ji garaaw na loolu faw ñu topp liñ leen wax wàññi seeni dem ak dikk. Préfet bu Kaolack Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. waaye nit ñi nañu xam ne dañoo toll ci lu ñu wax état d'urgence mooy mbir yi mënta wéy di dox na mu daan doxe la nga daan def naka jekk nga bëgg di wéy di ko doxale noonu loolu mënta ne su ko defee ku war a génn na ko farata su mënta ñàkk bu mu mënta batale yëkkati waaye ñëw ba préfecture wala gouvernance naan damay wut ci kayit foo jëm ak lu la yëkkati nga naan damay jaale ji nañu ko seetaat waay nañu ko seetaat wala lu xew nga ne damay ngénte ji wala lu xew nga naan dama namm sama soxna wala dama bëgg a uuf sama doom bu góor ak sama doom bu jigéen dëgg-dëgg xeeti lay yooyu képp koo xam ne li xew xam nga ko parce que nag bokk ci coow li dafa am li ko gën mooy xam li xew te gàccele fi mu ne nga dëkk ci réew mi te xamoo li xew képp ku ñëw fii di wut ngant yu mel noonu loolu dafa tekk ne yow li géej gi di riir xamoo ko kon nag lii sunu borom moo ko dogal te ñu ngi ñaan sax nag mu bañ a law bañ a yaatu kon nag jamono yi muñ ci lañ toll nañu ànd ñun ñëpp lépp lu ñu dul rey duñu faat ñu jéem ko muñ nag. ci wàllu xeex jàngoro bi ba léegi général Jean-Baptiste Tine moom di sargal di taatagal ay nitam yi nekk ci terrain bi moom au commandant gendarmerie nationale mi ngi woon ci terrain bi jamono ji couvre-feu bi doon dox muy rafetlu bu baax a baax ay nitam liggéey bi ñuy def mu ne ñu ngi koy def na mu waree xanaa kay ay jafe-jafe yu ñuy am yenn saa yi ci terrain bi moom général Jean-Baptiste Tine dañ koy déglu ci micro Missane Ndoye. À l'instar des unités de la police et... comme ni koy waa police ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di déployer bokk ci armée bi jëm nag ci wéyal li nga xam ne dogal la tukkee ci kilifa yi niñ koy amalee gis naa ni yéen a ngi ci taxaw donte sax nemmeeku naa que ni am ngeen ay jafe-jafe ci wàllum exécuter mission yi nga xam ne nag ñu ngi leen ko dénk wante nag yéen a ngi ciy boole ab intelligence maanaam ngeen a ngi doxee seen i xel ngir fexe nag ba conduire mission bi maanaam di doxal mission bi ni mu waree di leen wax ni itam ñu ngi leen di encourager njëkk ci d'abord ci mission bi nga xam ne mission inédite la wante itam seen taxawaay bu am solo ndax jàpp naa ni sax taxawaay yi mën nañ jekkaat ndax jàpp naa ni muy doxee jamono ji mën nañ sax ba dem weesu fukki fan ak ñaar yi nga xam ne moo jëm ci wàllum état d'urgence bi wante ci loolu yëpp nag ñu ngi leen ci encourager ngeen gën a jekkalaat taxawaay yi ndax nekkut lu yomb lu ci munti am lu ne rek jàpp naa ni ñi nga xam ne tey teew nañ fii jëm nag ci assurer mission bi muy yeneen service yi muy yeneen corps yi yéen ñëpp mun ngeen di jàppalante jamono ju ne ndax liggéey bi di gën a yomb te loolu lu ma leer la. ci jamono jooju jëwrin bi ñu dénk jënd ak jaay di dalal xel yi mu ne marché bi lépp lu ci nit ñi soxla ci wàllum dund am na ci. Aminata Som Diatta demoon ci yenn ci ay marché grande surface mu di ay supermarché wala sax ay boulangerie maanaam ay pour fi ñuy lakkee mburu mu cay dolli ni rafetlu na it bu baax a baax ni ñuy wàccoonteeg lii di digle yi ci wàllum cet ak sellal ci bërëb yooyu le Aminata Som Diatta ministre du commerce ci micro Chérif Dia. liñ fi fekk ci ay produits vraiment doy na te wax nañ ma ni am nañ ay stock yu bari yoo xamante ne ñu ngi ci seen i magasin donc di wax consommateurs yi nii amul benn tiitange bu ñu war a am donc marché bi approvisionné nañ ko bu baax a baax état def na lépp ba nga xamante ne kenn du am problème ci wàllum dundin ba pare li nga fiy gis ci grande surface yi moom ngay fekk ci marché yi donc amul benn inquiétude bu ñu war a am nañu fexe rek bàyyi achat de précaution ndax loolu mooy créer
créer tension ci marché bi te gis nañ tamit ni prix yi vraiment respecté nañ ko ndax prix yi ñu fi nekk même bu fekkee prix yi fi nekk moom la ñu affaire yi ñu doon jaayee moom lañ fa fekk donc di rassurer consommateurs yi ci loolu néanmoins waaw ci wàllum hygiène tamit seetlu naa ni grande surface yi ñu visité yëpp balaa ngaa dugg dinañu la jox gel antiseptique boo xamante ne di nga nettoyer say loxo mais aussi gis naa ni respecté nañu def nañu ay marquage pour distance réglementaire. mburu mi nag doy na production fu mu ne nii yokk na dégg la premier jour bi métti woon na parce que changement la il faut que ñu xam ñu minimiser risque bi te risque bi pour nga minimiser ko moom mooy mu jëndee ko directement ci boulangerie bi ndax mburu bi bu ñu ko defaree ci boulangerie bi ak. ñëpp xam nañ ko daanaka mbas meek li mu am ni ay njeexital ci ay secteur d'activité yu bëree bëri wàllum yëngu-yëngu yi tey jii nag ñu doxantu ci ñi yore ay salon de coiffure moo xam ngir jigéen ñi wala góor ñi ñoom li ñu tiit jamono ji mooy weer bi bu deewee naka la ñuy def ba fay seenub facture courant wala sax seenub luyaas ndax couvre-feu biñ ci door nag dafa mel ni dafa ñëw rek daal di leen di doggali Pape Fara ñi nga Amadou Ba def nañ ci ab reportage. bërëb bi ku ñëw ci salon bi faaw nga jaar fa balaa ñu laa defal dara nga raxas say loxo def ci tamit lii di gel hydroalcoolique loolu la ñu imposé lii di client yi nga xam ne jamono ji jafane nga gis leen ci salon yi ñuy defaru li ko waral lii di Covid 19. waaw jot nañ suñu matuwaay yëpp ñu nettoyé suñu loxo lépp mi ngi fi waaw tout le temps dañuy jël suñu loxo yi di ko nettoyé di ko defar daal di raxasu rek tout le temps waaw ñu ngi raxas suñu loxo yi moom souvent même bu dul client bi sax ñu ngi raxas suñu loxo yi moom. ñun moom suñu matuwaay jël nañ ko lépp mi ngi fi gel mais eau de javel saabu lépp la ñuy utiliser ndax client yi ni ñu daan ñëwee vraiment gisatuñu client benn rek la ñuy gis des fois ñu xëy soo mu ngoon du ñu am client. coronavirus bi daaneel bépp activité ñoom coiffeurs yi coiffeurs yi li ñuy ñàkk kenn xamul nu mu toll li ko waral tere dajaloo yi mu métti lool ci ñoom ne nan la ñuy def ba fay loyer yi ak li nga xam ne moo nekk facture électricité yi. di ngay mën a fay place yi ak courant lépp affaire bi moom lu yàlla xam ne moom doy na moom. daa jar a xalaat tamit ak employé beeg yëpp débrouiller rek fay leen rek waa xew yi moom lépp arrêté na programme yi lépp arrêté na te salon xam nga ne programme moo yor salon waaw loolu yëpp amatul. mais tamit xam nga employé moom ku ko yor salon foo jaar fay ko parce que du comprendre dinañ comprendre gaa mais. dañuy débrouiller rek nag. rax ci dollu couvre-feu bi daal di ñëw nag dina aggraver mbir yi. 19h30 rek laa fi tëj. oui ma ngi soriwuma fi ma ngi dégg kii Rue 15 Angle 16. waaw couvre-feu bi tamit 5h30 fu mu jotee ñu tëj salon bi dañuy wàcc. Covid 19 bi nag bàyyiwul benn secteur ni ngeen ko gisee rek ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu coiffure yi góor wala jigéen mbir mi laal na leen lool. nga jërëjëf Pape Fara Gningue tey jile mooy bés bi àdduna wërngal këpp di màggal théâtre waaye mu am ci jamonoy coronavirus bi ba tax na nag lépp luñ ci namoon ni ay xumbuteel dañ ko daal di bàyyi defuñu ko muy Sénégal wala sax nag biti réew artistes yi nag noppiwuñu ndax ci occasion bi lañ jël ngir def ay sensibilisation ñiy yëngatu ci wàllum cosaan ak aada rawatina théâtre boobu ne gouvernement bu Sénégal faaw tamit bu yëf yi weesoo mu xool naka la leen di dimbale Ibou Diouf. ci àdduna wërngal këpp activité yi taxaw ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu théâtre jamono ji mënatuñu def dara ndax feebar bu bon bi ñu duppee coronavirus rawatina bés bi nga xam ne at bu nekk ñoom lañ ko daan jagleel mu aju ci wàllu théâtre. journée mondiale du théâtre bokk na ci bis yi nga xamante ni pour un artiste comédien ci bis yi gën a am solo la bokk non seulement parce que dañuy fête le théâtre de manière générale mais aussi dafay nekk. bërëb wala moyen boo xamante ni nañ ci mën a gisante ñun suñu biir saafante gën a yokk suñu ay diggante gën koo rataxal mais également waxtaane moo yi nga xamante ni moom la théâtre sénégalais di souffrir. tey journée mondiale du théâtre mu tombeek contexte bi nga xam ni mooy pandémie bi coronavirus ñun artistes comédiens yi ñu ngi leen di ñaan ngeen toog seen kër respecter consignes yi. gannaaw seetlu bi ñoom ñii nag war nañu ut pexe boo xam ne dina leen may ñu wax ci wàllu théâtre rawatina jamono ji ñuy wax ci mbiru coronavirus. spectacle bu am dara du am mais ku nekk dina toog sa kër def ay live Facebook donc ci télévision yi ak yu demee noonu aussi pour gën a yee askan bi que feebar bi ñu ngi fi te dafay lore
loolu bokk na ci ñi nga xamante ni moom moo ñu teel donc y a le comité boo xamante ni moom la ñu installé pour relance du théâtre sénégalais moom moo taxaw donc waxtaanee loolu ba macha allah ku ci nekk boo gisee actuellement ñëpp def nañu ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi jàll ci suñu statut yu Instagram ak yu demee noonu. secteur théâtre nag mucc ñu ci jafe-jafe yooyee ñu ne nag ñi ciy yëngu foofu ñu xool pexe yi ñu mën a nas ngir gunge ñi nga xam ne ñooy comédiens yi. la lutte contre le Covid-19 nar na intégrer paramètres yooyu yëpp. moo xalaat aussi comment accompagner ces gens parce que ku xëyul kii fay la. di am yaakaar rek que tey autorités yi ñu ngi xalaat dans tous les sens et que peut-être élément boobu lañ ko intégrer. journée mondiale bu théâtre version coronavirus atum ren jii ñu ne nag ay manifestation yu bëri dañ ko dakkal amul spectacle théâtre bi mel ni daal ku xaw a sonn lool ci boobu la mbir tamit ba tax na rek ñi nga xam ne ñoo ci yëngu foofu ñu ut yeneen pexe ngir mën a wax ak askan bi ci lii di solos théâtre fas nañ yéene tamit jaarale ko waxtaan bi ci li ñu duppee réseaux sociaux yi wala xarala yu yees yi. jërëjëf Ibou Diouf sant ko gërëm ko sant leen yéen itam mbokk yi ci àndandoog beeg télévision Futurs Médias fii